waaw tey jii ñu ngi ñëw fii ànd ak le gouverneur de la région de Diourbel di koy sant di koy gërëm le préfet le sous-préfet le maire ak ñëpp ñi nga xam ne ñii ñooy représenter les autorités religieuses donc pour ñëw ànd ak moom xool liggéey bi nga xam ne bii ñu ngi ko fi def depuis quelques mois mu nekk nag ci wàllu ndox te ku wax ndox wax màggal xam ne donc mooy élément bi nga xam ne bii moo gën a am solo surtout nag ci période bi nga xam ne bii ñu ngi wax la pandémie coronavirus bi nekk fi donc moo tax ñu jëloon ay dispositions depuis l'année dernière bi nga xam ne bii chef de l'État ñëw na fi joxe ay instructions pour que ñu gestu réseau bi mën a def benn étude mais également xool naka la ñuy yokkee ndox mi ci loolu nag lancé nañ benn programme d'urgence boo xam ne bii programme bu am solo la boo xam ne bii composante yi bëri na am na ci ñeenti forage yoo xam ne ñu ngi koy réaliser benn bi forage de renouvellement la muy FKB ñetti benn bi Sam Abdou Latif la gis ngeen quartier boobu ni mu réyee amuloon donc ndox beneen bi mu ngi Touba Ndiarème beneen bi mu ngi Daaru Manaan Fétou am aussi ay château d'eau bi nekk Ndamatou au niveau de F3 donc nekk château d'eau bu mag bu mel 1000 mètres cubes boobu tey jii réhabilité nañ ko presque pare na suba danañ ko mettre en service am na ñaari château d'eau yi également yoo xam ne yii benn bi mu nga Daaru Manaan Fétou beneen bi mu nga donc à Thiawène fale ci booru poste gendarmerie bi mais yooyu ay château d'eau de 500 mètres cubes la yooyu dañ ko prévoir pour màggalu prochain donc fii ak la fin de l'année dana nekk ay château d'eau yoo xam ni dana pare mais mu amoon également ay jafe-jafe pompe yi c'est des pompes de gros débit forage yu Touba nekkul ay forage yu ndaw yi ngay gis ci dëkk yu ndaw yi ay forage yu mag lañ donc loolu également commandé nañ ci 10 pompes yoo xam ne yi tey jii ñëw na booleeg ay câblam ay armoire am na aussi ay groupe électrogène yoo xam ne yi commandé nañ ko 5 mais avant que loolu di ñëw déjà peut être jël nañu ay disposition pour louer juróomi groupe électrogène boole ak li fi nekkoon mën nañ ni wax donc que au moins 20 groupes électrogènes seront donc bon fonctionnels entretien forage yi également ñu ngi koy def parce que defoon nañ ay commandes de colonnes 6000 colonnes déjà 100 yi ñëw na li des au fur et à mesure que donc ñuy def entretien yi donc ñu koy génne pompe doseuse yi également pour wàllu traitement ndox mi parce que là également c'est important surtout ci jamono ji ñu toll bien que chaque année da aussi dañ ko doon def donc loolu aussi yemb na mais doyul donc jël nañu ay camions yoo xam ne ñoo ko moomaloon suñu bopp luy ay camions am d'autres partenaires yoo xam ne dinañ joxe camion si bien que mën nañu wax ne donc lépp téeméeri camion ak fukk dana ñëw fii Touba incha allah rabbi pour mun a soutenir quartier yi nga xam ne yi jotaguñu am extension ou bien nga xam ne bu boobaa début bi dafay tuuti donc loolu daal moo nekkoon tey jii suñuy tànk fii am na aussi ay extension bu aussi c'est important parce que lu mot juróom fukki kilomètres ak juróom danañ ko poser comme extension de réseau comme ni ñu ko doon defee at yi yëpp loolu yëpp daal bu yembee yaakaar nañ ne danañ am benn production additionnelle bu 14000 mètres cubes donc loolu mu nekk loo xam ne lii lu am solo la te sànq maa ngi koy wax donc boo ci français di wax ne depuis 2018 ak léegi fukki forage ak benn defar nañ ko fii Touba donc fukki état bi moo ko def benn bi maaw moo ko def donc boo xoolee production additionnelle boobu war na doole ci 35000 mètres cubes donc boo ko doon xayma tey ak normes yi nga xam ne yi moom la OMS jël pour que nit ki war a mën a jëfandikoo ndox ci journée bi mën nañu wax ne donc on a réalisé des ouvrages yoo xam ne yi mën na desservir 1 million d'habitants donc mu nekk ay efforts yoo xam ne yu am solo la mais doyul bureau d'étude bi nga xam ne bii aussi moo war a gestu réseau Touba xool aussi fële ci booru Touba Bogo boori Sadio nga xam ne am na ndox mu neex naka la ñu mën def ba indi ko Touba bureau d'étude boobu également semaine passée indi nañ ko fii Touba présenté ko donc le porte-parole ak le khalife pour que mu mën a commencer liggéey boobu donc loolu daal moo nekkoon le programme d'urgence de cette année donc avancé ci bu baax di ñaan yàlla mottali lépp di ziar encore le khalife ak le porte-parole ak l'ensemble des autorités religieuses forage Touba tey jii donc mën nañu wax ne donc fanweer ak ñett la
donc buñ ci boole yi nga xam ne yi ñu ngi koy réaliser actuellement. donc loolu nag nekk production bu am solo mais xam ngeen ne réseau bi ni mu bindoo nekkul ne production bi yëpp moom mooy dem ci kër yi am na ci loo xam ne lii ay perte lay doon d'ailleurs moo tax waa Sen'Eau sax ñu ngi fi di ñuy jàppale ci xool détecter donc bon les pertes parce que tey jii forage yooyu rek bu fekkoon ne amul perte amul dara mën nañ wax ne mën na desservir près de 4 millions d'habitants sans compter nag pendant période magal bi am nañ aussi ay réservoirs am na ci ñaar yoo xam ne yi au sol dafay def 18 500 mètres cubes kooku à 2 jours donc bon du magal ou bien la veille lañ koy déclencher pour mu ñëw soutenir donc le réseau. donc ndox moom yëpp daal yaakaar naa ne bu ñëwee rëq-rëq yi ñu doon am dana wàññeeku comme ni ko sëñ bi di waxee nag magalu Touba moom bul xam ñaata nit ñooy ñëw toujours mu ngi mel ne rek comme ni mu koy waxee ab liir boo ko xottilee ren ji bu déwénee xamal ne rek la nga ko xottiloon il faut nga jëm ko yokkaat sinon donc bon du ko jot donc nañ ñaan yàlla rek li nga xam ne lii xott nañ ko ren mu mën a jot ba nga xam ne bii benn rëq-rëq du am. merci jërëjëf. Gouverneur de la région dafa ñëwoon tey ànd ak directeur OFOR ànd ak préfet ak sous-préfet ak la maire ak conseil municipal bi ak presse bi yëpp ñu doon def état des lieux ci travaux yi nga xam ne moom la ñuy def actuellement ci dëkk bi ngir préparer le grand magal de Touba. def nañ nag forage yi def nañ Touba Ndiarème def nañ FKB def nañ Saam sëñ Abdou Latif ñu ngi fii ci Ndaamaatu donc ci bi ñu defee Touba Ndiarème sori na forage bi yaakaar nañ ne fee ak le 31 comme ni ko directeur waxee danañu ci pare. FKB muy bi nekk ci Palais Ndiouga Kébé bi boobu noppi na actuellement ñi ngi koy nettoyer pour dugal ko ci réseau bi dans 3-4 jours wax nañ ne dana dugg ci réseau bi pour renforcer réseau bi. bi ci des mooy Saam ak Sëñ Abdou Latif même niveau la moom it ne incha allah dana dugg ci réseau bi ngir renforcer foofu fii la ñu wàcc si muy Ndaamaatu di forage bu am solo ci dëkk bi ndax ku nekk xam na ne l'entour de grande mosquée bi ci li wër 30 bi yëpp amul forage ci biir dëkk bi ci biti forage yëpp ci biti lañ nekk te li ëpp ci approvisionnement bi nga xam ne mooy centre bi mooy forage bi da cee am bii ak F1 ñoom ñaar ñooy yi ci ëpp doole ci ñi nga xam ne ñooy fournir centre bi kon mais bu fekkee ne nag bii pare na di def 1000 mètres cubes bi réfection Seto bi muy def 1000 mètres cubes donc yaakaar naa ne dana indi yokkute bu am solo ci ndox mi ci par rapport ak li daan am ñetti forage yëpp di fonctionner boo leen xoolee comme ni ko directeur waxee li mu yokk ci li nga xam ne moom lañ daan am ci ndox sur 33 forages yi yaakaar naa ne ren man su incha allah rabbi màggalu Tuuba kenn mënul ne lii moo ciy xew waaye dalal nañ suñu xel bu baax a baax ci ne ren dana am ak coppiku bu baax a baax donc ci wàllu addition d'eau yi nga xam ne aussi dañ koy ci yokk ñoo état bi indi na 54 kilomètres addition d'eau pour forage yu bees yi nga xam ne ñu ngi koy gas mu connecté ko ñu dem ci réseau bi ak yeneen poches yi nga xam ne am ndox mi àggu fa woon commune bi aussi Touba jël na am na 24 kilomètres addition d'eau yoo xam ne une valeur de 280 millions yoo xam ne dina ko def aussi ci réseau bi ngir yokk barab yi nga xam ne ndox àggu fa woon nga àgg fa 24 kilomètres yi ne 18 kilomètres yi mooy Touba mais 7 kilomètres yi ci village yi nga xam ne dañoo bokk ci commune bi te bokkuñu ci dëkk bi ci loolu lañ ko jagleel loolu nag boo boolee 18 kilomètres ak 54 kilomètres muy 72 kilomètres addition d'eau dafa mel ni bu fekkee capacité bi yokku na li forage yi daan togg yokku na waaye yokkaat nañ juróom-ñaar fukki kilomètres ak ñaar ci addition d'eau ngir fu bari fi nga xam ne ndox àggu fa woon wala ndox mën na fa àgg fi nga xam ne jegewu leen noonu mu gën leen mën a jege yaakaar naa ne dana am ak coppiku ci loolu di sant bu baax a baax ci waaw ci affaire camion yi comme ni ko directeur waxee ren nee na dañuy am lu mat 100 et quelques camions 110 ba 110 loolu aussi
waxtaan nañ ci ak gouverneur de la région ak préfet ak sous-préfet dañuy teg benn commission boo xam ne nii dañuy ut ay locataires nit ñoo xam ne dañuy tegu ci kaw oto bi loolu commune bi jël na ko en charge ci jox leen nombre de personnes égal nombre de camions boo xam ne dañuy wax oto bu nekk nit da ciy toog locataire bi da ciy toog ñu naa ko demal fii demal fii demal fii ba sa camions yi duñ mën a jàdd fenn nga xam ne danañu liggéey mais ci biir liggéey bi danañu mën a tegu ci yoon ba benn défiant bañ cee bañ a am comme ni benn yi nga xam ne soo leen waxee def leen lii ñu teggi ko def leneen loolu aussi chef gouverneur jël na ci ay matukaay yu mat sëkk ak autorités yi pour que ne ñaax sa force bu baax a baax a baax ba kenn koo ci xam ne nii wàcc nga ci yoon wala mu di locataire sa responsabilité bi day tegu ci sa kaw ba yaakaar naa ne ñu ngi leen di sensibiliser di ci loolu ngir ñu tegu ci yoon ngir mën a bañ am benn njuumte wala rëq-rëq bu ñu warul def ci ndox mi te ku nekk xam na ne nag camions yi bu ñëwee dañ koy def ay quota comité de organisation bi dañ ko ciy jox porte parole da ciy jël pour kër kilifa yi nga xam ne ci lay jëm waaye infrastructure publique yi nga xam ne hôpital yi ak fi policiers yi nekk ak force de l'ordre bi day am li ci des nag ñu jox ko yóbbu ko ci quartier yi nga xam ne ndox mi sori na leen wala jafe-jafe ndox da jot nañ ko fa ñu jox ko chef de village yi ak chef de quartier yi ñu mën di approvisionner ndox mi ci gox yi ak gox-goxaat yi loolu daal defe naa ne moo doonoon li ñu ci leer. waaw li ñu mën a jàpp ci wàllu assainissement mooy dañu am yaakaar li ñu amee yaakaar mooy suñu kilifa muy ministre de l'intérieur ñëw na fi ànd nañu ak moom ci koñ yi nga xam ne yëpp fa la ndox mi gënoon taa mais li ñu soxal ci visite bi mooy pexe yi ñuy jël si wàllu ouvrage. pour nag léegi koñ yooyu waxuma la màggal gi waxuma la kii nawet bii waaye sax nawet yi jëm ba fukki at ak ñaar fukki at wala téeméeri at sax du am problème yooyu moom la tax ma àndoon ak ONAS mu jiitu ñu xool li nga xam ne gisuñu ko woon keroog mooy ouvrage yi ñu réalisé foofu bañ fa demee xel mën naa dal ni ñuy gisee ñuy liggéey bi yaakaar naa ne tegu nañ ci yoon wu baax te ouvrage yooyu mën na pare waaye dañoo jub màggal. màggal suñu diggante ak màggal matul fukki fan ak juróom dogal bi ñu fa jël bi ma xoolee dama leen ne boo leen bëggee xaar ba lépp pare ba yem ba ñu soog a nag mën a jaar ci tali bi bu boobaa màggal gi ñëw du ñu arrangé loolu baaxul ci ñun. te li ma leen ñaan may lañ ma ko mooy ñu fexe ba déversoir boobu fa ne ñu tekk ci digg tali bi mu daal di mën a jël ndox mi yóbbu ko ci ouvrage bi loolu mën naa nekk nañ ma balay màggal loolu nag nekk la loo xam ne man sama xol si sedd na ci te loolu visite bi tey may nañu ko kon boog ndox moomu fa ne su màggal jotee doo leen ko fa gis ndax liggéey bi ñu bëgg a def dina commencé suba te ñaan naa leen ko dinañ créé foo xam ne ndox mooy fa ne yëpp te tali boobu moo jëm boori Kër Sëñ parce que dafa bëri oto yi fay jaar donc dinañ fexe ba ndox mi dem ci ouvrage boobu même bu fekkee ne parewul mais dina mën a déjà jël ndox loolu rek nekk na satisfaction loo xam ne bu doon visite bi rek loolu yem na fa ma ne man sant na yàlla beneen bi mooy dem nañu fële ca Tokor bi moo jëm Belel tali bu am solo la loolu bu fàttee ci màggal gi loolu dina doy waar lool embouteillage yi kenn dootul xam fay jaar waaye alhamdulilah waa Touba sa kanam yi nga xam ne dañuy liggéey ak ñoom gis nañ def nañ fa benn tuyau boo xam ne dañ koy daal di raccorder ci déversoir bi gën a jege même caniveau bi gën a jege loolu aussi sant yàlla parce que jëloon naa ay mesures pour woo entrepreneur bi nga xam ne moom la ñuy liggéeyal ci dans le cadre du plan Orsec pour ñu def fa benn bassin wala ñu def fa benn diguette bi nga xam ne dañuy contenir ndox mi di ko pomper jëloon naa ay mesures waaye ñoom ci boppam nee nañ ma loolu jaru ko dëgg yàlla ñoom taxaw nañu defar nañ tuyau bi ba pare xanaa defar fi nga xam ne fa la ndox muy dugg rek pour wal daal jaar ci tuyau bi dem loolu sant yàlla la dugal ñu seen loxo parce que tam ñooñu ñëpp dañuy collaborer ak ñoom association yooyu yëpp dañuy ñëw di ñu jàppale ci liggéey bi loolu daal nekk loo xam ne lu am solo la bi ci des mooy dinañ dem station Shell foofu dafa nekk ci xolu dëkk bi daal di jubal ca nekk direct ca jumaa ja foofu ni fa mel ndox mi daan mel jéggi na dayoo solution ba nag bi ma leen proposé woon bi ma ñëwee réunion Touba si invitation maire mooy solution hydrocureur bi di solution maanaam jël oto yi di ko ndox mi di ko manque di ko dugal si ay camion di ko yóbbu di tuur yi loolu di woon solution waxoon naa leen ne dañuy jël ndox mi yóbbu ko ci rigole bii gën a jege mu fay dugg di dem alhamdulilah ñoom tam yàlla bi ñu xoolee nangul nañ ma ko étudier ko xam ne loolu mën naa ne loolu AGEROUTE mu ngi koy réaliser fu mu nekk nii donc dañuy jël ndox mi foofu dootuñ ko pompé ti parce que boo pompé tey mu taw suba nooy def
mënuñu see dëkk te mu nekk ci xolu dëkk bi jubal ca jumaa ja léegi dañuy jël ndox moomu daal di ko utile benn rigole boo xam ne dañ koy fay jaarale moom lay topp ba daal di wal dem te kenn du ko pomper ndax pomper aussi di ay camion citernes yu dul jeex da ngay yàq sa xaalis yàq sa alal boo tawee pomper léegi mu tawaat suba te nawet la ñu ne te màggalu déwén itam incha allah yàlla na fi yàlla bay ak jàmm ci digg nawet lay ne boobu septembre lay ne donc solution booy jël na tekk solution boo xam ni boo ko jëlee ba pare dootoo fa dellu si maanaam day régler problème bi définitivement loolu ñi may liggéeyal vraiment am nañ xel moomu te yaakaar ne loolu lépp bu ñu ko toppee màggal gi ndox mu taami duñu sonal oto yi ci bëri dañ am fu ñu jaar ndoxum naan bi itam ak ndox mi nit ñi di jëfandikoo dina am ndax forage yi yokku na tuyau yi yokku na fa mu war a jaar ba àgg ci nit ñi yokku na donc bu ñu yokkoo ñaar yooyu yokk ndox mi ba pare fa muy jaar ñu awale ko yoon mooy réseau ñuy wax réseau bi yaakaar naa ne loolu bu amee màggalu ren gi y aura moins de problème ba nga xam ne fu dëgg yàlla dee ñi li ñu am day ci wàllu ndox muy ndox ñaari gu wàllu ndox yëpp ndox mu taw eau de ruissellement yi comme ndox mi nit ñi jëfandikoo yaakaar naa ne loolu du am problème te loolu dafa am solo ci màggal fu nit ñi jaar ba doxi seeni soxla fu oto yi jaar ak ndox mi nit ñi jëfandikoo ci jàpp ak julleeg sangoog togg loolu yaakaar naa ne du ma ne moo yor màggal gi de waaye lu ci am solo la de loolu nag moo waral sama tànk yi gannaaw ba ñu defee CDD def CRD def réunion nationale ñaari fan lañ ci teg ma ne faw ma ñëw xool loolu ñu topp ko lii sax ñëw bii daf ñu may sax leneen déjà camion citerne yi ni ñu ko daan organiser fexe nañu ba léegi sax taxawal nañ benn système bi nga xam ne préfet sous préfet ñoo koy gérer ndaxte moom moo daan mottali ndox mii nga xam ne mooy jóge ci robinet yi waaye liñ daan chauffeur si suñu mbokk yooyu seen liggéey dafa xawoon tax suuf organiser nañ ko ba nga xam ne dañuy recruter ñoo xam ne ñoom la ñuy àndal chauffeur bu nekk day am ko àndal te loolu maire moo leen di recruter ci mairie bi ut ndàmpaay bu ñu leen jox leen ko ñu xam leen dajale leen ku ci nekk ñu boole ko camion bu ñu jël ñun xam nañ kon dinañ xam fan la jëm ndax àgg nag àggu fa lu tax àgg na fa lu tax àggu fa dara dootuñu réer am na yaakaar ne parce que jaawuñu woon ñàkk ay camion mais dañ daan àggu daawul ñu àgg fañ leen sante wala ñu def loo xam ne santew ñu leen ko loolu nag ren jeex na kon boog vraiment loolu visite bi may nañu loolu lépp tey kon alhamdulilah rabbil alamin maa ngi leen di gërëm bu baax ñi ma àndal gërëm directeur général de l'OFOR bi nga xam ne mu ngi ñuy jàppale ànd ak ñun ak service technique yëpp ONAS préfet sous préfet ñoom mobiliser nañu pour que non seulement inondation yii ñu xeex ko te plan Orsec bi fii ñu ngi ciy liggéey waaye sax ci wàllu màggal gi tam ginnaaw ñaar yi dañu roofonte ren ñu fexe ba am ci réussite ak satisfaction ba nga xam ne gouvernement bi ñu fi teg dinañ def lu mu ñu santé parce que mooy taxaw ci wetu population yi waaye askan wi itam dinañ yëg nañ ñu jóge fii te amal nañ njëriñ parce que ñu ngi dox seen ay soxla wasalaam.